asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ma jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak li nga xam ni moo xew ci hôpitaux yi nekk ci diwaan yi yu ci bari ci ñoom am na daal ay spécialistes yu nga xam ni amuñu ko moo jëm ci wàllu gynécologie wala boog ophtalmologie muy ñuy faj wàllu bët naka noonu dermatologie ñuy faj wàllu der psychologie ñuy yëngu ci wàllu xel spécialistes yu bari nag bëgguñu di servir ci localité yi nekk ci biir réew mi ba ñu demee fële ca fi nga xam ni moo di université Cheikh Anta Diop waxtaan ci ak étudiants yi nekk ci fac médecine ñenn ci ñoom di ñaawlu lu ni mel ñeneen ñi nag jàpp ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi joxuñu leen lu jar ñu toog fa loolu moo waral ñu bari ci ñoom du ñu fay bëgg di dem dinañ leen ci defal gëstu bu yaatu. ngir gën a dooleel lii di pêche artisanale gën ko jox gëddaam waaye moderniser ko tax na ba waa SIRN nag am na ñeenti projet yu nga xam ne daal dinañu koy amal naka noonu nag am na ñeenti téeméeri junni pirogue yu nga xam ne fas nañu ko yéene soppi def ko ay gaalu nappukaay yu nga xam ne dootul nekk lii di bois waaye dafay nekk ay fibre de verre loolu nag 80 milliards ci suñuy koppar daal dinañu koy jël dugal ko ci waa SIRN daal di signé ab partenariat ak ñenn ci ñu nga xam ne ñoo leen di jàppale ci fànn boobu li ñu bëgg moo di fii ak fukki at lii di gaalu bois dootu fi am gaal yépp dafay nekk pirogue en fibre de verre. coowal suuf ca Sangalkam fële ca diwaanu Tëngéej ca ay junni doomi aadama ñu ràññee ci ñeenti téeméeri membre yu bokk ci coopérative d'habitat bu agence Sen'Eau bu Rufisque ñoom nag ñàkk nañu seen i parcelles ya ñu jëndool def ci seen xaalis titre foncier 1107 R bi nga xam ni moom moo indi coow li nag ñi nga xam ne ñoo di waa SNHLM ñii di famille bi doon suuf soosu ñoom ñoo leen ko jaay waaye kenn ci ñoom daal dut nañ ko baaraamu tuuma ni moom moo wëlbatiku jaay ko njaay mu tegu ci yoon ñenn ci askan wi ba ñu ñàkk seen suuf. bisimila ci faram-fàcceek xibaar yi dañu koy doore ak lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak hôpitaux yi nekk ci diwaan yi yu ci bari ci ñoom nag amuñu ay gynécologue maanaam ñuy saytu wér-gu-yaramu jigéenu wérul yi naka noonu ay dermatologue mooy ñi yëngu ci wàllu der ak saytu lu jëm ci ndoxum si tekk lu ni mel lii di ay psychologue di dox ci wàllu xelu doomu aadama yi di leen faj ñi nga xam ne tàggoon na noog seen xel ak lu ni mel loolu yëpp nag wala ophtalmologie mooy ñuy faj wàllu bët lu ci bari boo demee ci hôpital yi nekk ci biir diwaan yi amuñu spécialité yooyu li ko waral ñu bari ci ñooñu duñu bëgg di dem ci diwaan yi ba ñu doxantoo ba fac médecine ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar étudiants ya ñu fa nekk ñenn ñi ñaawlu nañu lu ni mel ñeneen ñi nag ni gis nañu ni ñu bari bëgguñu dem ci diwaan yi ndaxte la nga xam ni mooy mesure d'accompagnement wala privilège ñu war a am duñu leen ko jox ñu ànd ci ak Ngor Diouf ak Seydina Mbaye. ab dal lañ nemmeeku fii ci faculté de médecine bu faree ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci dibéer gi yenn ay étudiants yi ñu fi jot a fekk ñuy nafar Pape Youssouf Diop di ñaawlu bu baax yenn médecin yu nanguwuta wuyu ci seeni affectation ñun ay futur médecin lañ bon te ñun ñëpp médecin yëpp mënuñu voilà exercer fii Dakar donc soxla nañu suñu paree suñu jàng def suñu spécialisation ñu affecté nu dans les régions l'essentiel mooy que nu nañu xoolaat politique yi de telle sorte que tey ku ñu orienté ci régions yi ku ñu affecté ci régions yi waroo ñee ki nga xam ne moom moo nekk Dakar parce que comme niñ ko gisee ñëpp képp ku pare par exemple tey Dakar ngay bëgg a des parce que source de revenu bi bëri na et tout ça donc politique yi lañ war a xoolaat fexe ba médecins yi nga xam ñoom ñooy génn ci région bi du ñu ñee ñi nekk Dakar suñ demee que conditions yëpp mën a revenir foofu pour ñu mën a exercer foofu. li ni mel mën a indi ay gàllankoor ci wér-gu-yaram ni askan wi Daouda Diallo jàpp rek ne ñàkkum avantage si yooyu la gox bokk na ci li waral li ni mel. te lépp loo gis daa am fu mu war a jaar parce que bu ñu xoolee médecins yi nga xam ne ñoom ñu ngi fii nii Dakar di pratiquer ñoom amuñu problème parce que Dakar moyen de transport xam nañ ni yomb na ba pare aussi mën nga pratiquer ci public mën nga pratiquer ci privé te comme on sait passé 8 ans di jàng à 9 ans am na yoo xam ne c'est le minimum mooy nga am lenn loo xam ne as tuut
ci ngay am di ci yaakaar di ci faj say soxla ak yooyu noonu moo tax ñenn ñi nga xam ne Dakar gi lañ nekk bu ñu leen bëggee jëlee fii di leen yóbbu feneen du ñu mën a nangu parce que Dakar di nga mën a pratiquer ci public bi di nga mën a pratiquer ci privé bi di la jox as tuut ngay subvenir ses besoins tandis que boo demee ci public bi sous région yi foofu doo am y a des cliniques mais doo am comme opportunité yi nga am Dakar pour pratiquer loolu bokk na ci li nga xam ni mooy waral gars yi bu ñu demee sous région bi ñu di refuser di dem ci sous région bi. Basirou Sow moom nag taxaw na temm ngir wuyu fépp fuñ ko woo bi leen ndongo di sàkku ci gouvernement bi ñu gën a ñoŋal seeni conditions. médecin bi dafa doon koo xamante ne nii il faut mu stable il faut mu am stabilité donc sociale boo xamante ne nii dina tax mu mën a exercer du question de xaalis wala dara mais au moins qu'il soit stable socialement professionnellement ak financièrement pour mën a subvenir à tous ses besoins. dañuy sàkku ci état bi wala ci ministère de tutelle yi ñi nga xamante ni ñoo diriger autorités yi ñu xam ne médecine bii nii ñuy def donc on le fait avec beaucoup d'engagement, on le fait avec beaucoup de courage. On l'a fait d'ailleurs avec beaucoup de courage parce que ak coono yi ñu ci daj yëpp liñ ci bëgg nag mooy faj nit yi. comme niñ ko nemmeekoo ci fan yi yenn spécialistes yu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram nanguwuñ benn yoon wuyu ci seeni affectation ci gox-goxaat yu toll ci biir réew mi ba tax jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram di bëral ne ay daan dinañ ko teg ngir képp kuñ mënti affecté nga dem ci anam nuñ ko bëggee. ci benn ci hôpitalu diwaan yooyu sax la ñuy dem muy hôpital Magatte Lô bu Linguère naqar ak tiis moom la ñu fa ràññee ginnaaw bi nga xamee ni lakk am na fa ba ñeenti liir ñàkk ci seen bakkan directeuru l'hôpital ba di xamle ni gendarmerie mi ngi wéy di def l'enquête yi naka noonu yi tamit direction bi nga xam ni mooy direction des infrastructures moom yónnee na fa équipe technique ñoom tamit ñi ngi ca terrain ba ngir saytu lépp xool lan moo waral lakk gi ak i tamit def l'enquête bu mucc ayib ba lépp mën a leer ci loolu nga xam ni musiba la mbaba kumba bu dal ca l'hôpital ba docteur Abdou Sarr ñu déglu ko ak Antoine Diouf mu fesal naqaram ak tiisam ci li fa xew. pour ñu ñëwaat ci mbir mi rek accident am lakk-lakk ci pédiatrie unité de néonatologie fi nga xamante ne bébé yi nga xam ne matuñu foofu lañ leen di def pour jéem leen a sauver seen bakkan foofu la affaire bi amee samedi passé malheureusement bi mu amee waxuñu sax yootu yeneen dégâts yi mais li ci am solo mooy te ñu métti ko mu tiis lool dañ ko nakarlu parce que yàlla moom bu la tegee mbir moom bu dee jullit nga danga kaa nangu li ci am solo mooy ñeenti tout tànk yooyu nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ñu ngi massawu seen waajur di massawu waa Jolof yëpp di massawu Sénégal yëpp et en chef borom dëkk bi. Docteur, est-ce que da ngay dëggal ne problème mu table de réchauffement moo indi xale yi faatu. Antoine jàppal ne fu mu nekk nii dëggalu dara enquête bi saytu bi ñu ngi saytu pour xam lan la mais fu mu toll nii amul dara lu ñu war a wax ne lii moo ko waral foofu lañ tollagum gaa yaa ngi ci enquête mu nekk gendarmerie mu nekk équipe technique bi nga xamante ni jaar na fi def bu ñëpp a ngi ci saytu pour xool fan la mais ba léegi kenn mënagul wax ne ji la ak lale la gendarmerie baa ngi ci biir équipe technique aussi bi nga xamante ne le bras technique bi bu ministère de la santé et de l'action sociale am na un groupe d'experts bu mu fi envoyé demb ñooñu aussi def nañ seen constatation bi dem nañ donc ñu ngi xaar la cay toppi. ñu àddu jëmale ci wér-gu-yaram ba léegi ak tolluwaayu mbas mi ci bisub tey bi ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ñu ràññee ñi ci 1194 tests yu nga xam ne amal nañ ko fanweer ak benn ñoo ci ñëw am doomu jàngoro bi fukki cas contact lañ ci ràññee ñaar fukki cas ak benn yu nga xamante ni ay cas communautaire lañu li nga xam ni également moom la ñu ci ràññee moo di ni ñu bari ci askan bi ñu ngi wéy di ñàkku ci jamono ji nga xam ni moom la ñu toll lu mat téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ñoom ñoo nekk ci lalu hôpital yi loolu nga xam ni moom la ñu ràññee moo di ni daal wopp ji mi ngi xal di dellu ginnaaw loolu nag tax na ba fi mu toll nii li ñu ràññee ñu bari ñi ngi dox ci dëkk bi du ñu takk ay masque ak lu ni mel lu jëm ci wàllu mesure barrière yi dente ñenn ci askan wi ñi ngi koy wéyal di ko amal ñenn ñi di takk ay masque mais ñu bari daal fi mu ne bàyyandiku nañu Pape Mbaye Diaw Seydina Mbaye doxantu nañ ci dëkk bi ngir xool situation boobu.
ci rue 59 bu Gueule Tapée mu jafe lool nga gis nit kuy dox sol masque góor gi nag bokkul ci ñoom moom takk masque farata la ko def moo tax ba du génn mukk te takkul li nga xamante ni moo di masque am. dama gis ni jusqu'à présent feebar bi jóge gu fi te gis naa ni aussi day rey bu gaaw surtout mag ñi 3e âge 4e âge jëm kaw bon man présentement maa ngi 63 ans donc loolu moo ma poussé jusqu'à présent may maintenir masque bi bu may dox ak même boo nekkee ci kër gi. góor ak jigéen mag ak ndaw. commerçant bi naka noonu moom nag day wéy ba léegi di respecter mesures barrières yi te mi ngi naqarlu taxawaayu yenn Sénégalais yi ci jamono ji nga xamante ni ba léegi mbas mi ngi ci réew mi. ci dëkk bi mi ngi ci dëkk bi nit ñi dañu takk masque yi nanu aar seen bopp waxuma dara mais pour te dire gouvernement bi def na li mu man yëpp si def na lépp sensibiliser nit ñi def ay couvre-feu mais nit ñi dañoo defee jàngoro jóge fi jàngoro jógewu fi nanu aar seen bopp dem ñàkku ji fonk masque yi aar sa bopp mi ngi bokk ci jaabu yàlla. ma génn te yoroo ma masque même bu may dox sax damay yoroo ma 6 masques. kii di Ivoirien moom nag bokk na ci ñi nga xamante ni day wéy di moytu coronavirus gi ba tax mi ngi ñuy xamal ne moom du génn mukk te takkul lii di masque am. Le port des masques ça dit que c'est à titre préventif parce que vu le Covid tout ça bon. sol masque bi daf may aar ci li nga xam ne mooy mbas bi Covid 19 ndax mbas bi mi ngi ba léegi fii ci Afrique te dañoo war a aar suñu bopp bu baax te boo seetee jamono ji naam ñu ñàkk seen bakkan mi ngi wàññeeku waaye ñuy contaminé wu mi ngi woy ba léegi moo tax ma jàpp ne ku nekk dafa war a jël ay responsabilités am moo tax du ma génn te du ma takk li nga xam ne mooy masque. On peut avoir la maladie. naam jamono ji nombre cas Covid yi mi ngi wàññeeku waaye teewul ba léegi maladie bi mi ngi ci dëkk bi ba tax moytu gi dañ ko war a gën a yokk. ñu àddu jëmale ci napp gi ñi nga xam ne ñoo di waa Sirn li ñu bëgg nag mooy gaal yi am di gaal yi dem ci géej gi dekk gaalu bois ñu daal di koy jël remplacer ko def ko ay gaal yu nga xam ne ay fibre en verre lay doon loolu nag am na projet bu am solo bu état bu Sénégal daal di jël 400 milliards dugal ko ci tey jii nag li ñu bëgg mooy lépp luy gaal ci fukki at yi ñu daal di koy def gaalu verre waaye nag 80 milliards dugal nañ ko ci volet bu njëkk bi Mamadou Dieng Augustin Mandang. déggoo bi jëm ci méngale ak jamono wàllum napp gi bu anto dana ànd ak coppite yu mag tàggat nappkat yi ñoŋal seenu nekkin naka noonu junneeg ñaar téeméer ci ay xëy yu yees waaye ngir lii mën a antu faaw ñu jóge ci gaalu looco yi dem ci gaal yi ñuy defaree ak verre. Il est temps quand même que ñu moderniser secteur bi jël bant bàyyi di dagg garab yi bàyyi defar ay bant ay gaalu bant dem ci li ñu naan gaalu fibre en verre gaalu fibre en verre yi nag gis nañ ne. ay ngëneel rek a ci nekk mooy dina permettre pêcheur bi gaal bi du suux gaal yooyu tamit day amal lu ñu naan géolocalisation da ci am ma nga xam ne gaal gi su amoon problème réer marine bi nationale dina mën a xam fan la nekkee et automatiquement dina mën a alerter premier bateau bi nga xam ne moo nekk à côté au lieu muy jóge Sénégal fii au lieu muy jóge Dakar di dem mais day alerter premier bateau bi nga xam ne moo nekk à côté ne ko am na ñoo xam ne ils sont en détresse. soppi gaal yi ñuy nappee moo gën a fës ci déggoo bi. Sirn ak Loka Afrique fas yéene dugal ci fànn woowu juróom-ñetti fukki milliards ci sunu ay koppar waaye danañu ci toftal ay bateau semi industriel yu yees naka noonu ay bërëbu nappeekaay. waaw programme bi yëpp li mu toll programme mu 450 milliards la mais sur 10 ans la donc à raison d'à peu près je pense 40 milliards par an donc yamul ci changer gaal yi rek waaye aussi infrastructure yi. yëpp dañ ko war a changer pour justement que li nga xam ne moom la ñuy sumb mu mën a nekk loo xam ne dana mën a wëy donc loolu mooy cadre financement bi nga xam ni convention bi nga xam ne moom la ñu signé tey. Alioune Ndoye jëwriñ ji ñu dénk wàllum napp gi ne li bu antoo dana wàññi réer gi ci géej gi. bokk na ci li ñu gën a stressé ci suñu liggéey wàllum réer ci géej gi wala accident ci géej gi et cetera te loolu kon dañu war a def suñu kéemtalaay kattan pour dindi loolu. maanaam ci gaal gi ñu yor tey xam na doxalin boo xam ne boo ko amee dañuy dindi yàq-yàq yi pour justement njëriñ bi ëpp loolu am na solo. ñaar fukki junni gaalu looco yu motul fukki mètre ak ñaara danañu leen remplacer tàmbali at mi jëmale fukki at.
coowal suuf ca Njaxirat ci commune bu Sangalkam coow la nag ay junni doomi aadama yu nga xamante ni ràññee nañu ci lu mat ñeenti téeméeri membre yu bokk ci coopérative d'habitat bu Sen'Eau bu agence bu Tëngéej ca ñàkk seeni parcelle la ko waral nag moo di ni titre foncier 1107R boobu njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo doon suuf soosu dañu ko jaay waa SNHLM naka noonu nag kenn ci seen membre famille boobu duut nañ ko baaraamu tuuma ni lu ñuy njàgg moom mooy njàgg ndax moom moo jël suuf si jaay ko ci anam yu nga xamante ni dëppoowul ak yoon. Babacar Seck moo ñu koy leeralal. ñu ngi toll ci ñaar téeméer bokk ci coopérative d'habitat bu Sen'Eau ci Tëngéej ñoom ñu nekk ci diggu coowal suuf ci Njaxiraat. dañu jëndoon ay terrain ci la famille à travers El Hadj Djibril Ndoye en 2012 et en 2015 jox nañu ay papiers yoo xamante ne c'est l'administration moom moo ko signé à travers Ibrahima Bari depuis lors jot nañu suñu kayit mais amaguñu benn espace boo xamante ne moom la ñu wax ne ñoom ñoo ko moom donc ñu ngi ci litige boo xamante ne ñun xamaguñu tey jotaguñu suñu terrain. mbir mi bu yeggee fii ci kàddu yi Ndono Xëri Jeen dafa am kenn kuy jaay ay pàkk foofa te bokk ci njaboot gi te boobu fekk na bërëb ba ñu jaay ko SNHLM. moom mooy jaay te dama yaakaar ne nit buy jaay terrain da nga ko war a viabiliser ba mu tàlli nga borne ko def fa ay tali def fa loolu ba na jaay pour ce que prix gën a baax. lii ñoo ko jaay SNHLM depuis 2014 2014 la nga ko jaay HLM ñu ngi ko jaayee si étude Serigne Mbaye Badiane fa lañ jaayee terrain bi 2014 lañ ko jaay te ñi ko jaay les 5 têtes yi nga xam ne mooy famille Ndiagne Faye et consort ñoom ñoo ko jaay. boole kax ñu am expulsion démolition si kër boo nga xam ne bokk na si 1107 ñu ngi wax moom suñu avocat Seydou Lo Thiam moo ko defar. te def na loolu ba am ko moom la Descos di utiliser ak SNHLM pour tëj kër yi. ñi bokk ci coopérative d'habitat bu Sen'Eau ci Tëngéej ñu ngi wax ni dineen biral xeex bi ndax ñu delloo leen li ñu moom. ñun fi ñuy liggéey mooy SDE Sen'Eau 10 ans 2012 ba léegi ñuy xeex kenn faale wuñu mbooloo mi nee nañu suñu toogee ba mënatuñoo toog danañuy def loo xam ne ñëpp di ko gis. ñun nag lu ñu am mooy revenu dañ koy tëj kenn du naan. bu weesoo ñaari téeméeri liggéeykat yi nekk Sen'Eau lu ëpp junni ci ay nit am nañ jafe-jafe ci titre foncier 1107. Djibril Ndoye mi ñu tudd ci mbir moomu moom nag mooy mandataire famille Thiandoum xam naa ni su may mbokk lañu moom nag xamle na ni lépp luy procédure respecté nañu ko moom njaay mi nga xam ne jaay nañ ko suuf soosu dañu ko teg ci yoon bu fekkee ni nag li nga xamante ni moo di notification bail bi tamit daal di nañu koy respecté moom daal jàpp na ni bu fekkee ni blocage am na ci wala yéex ci wàllu administration lay doon li nga xam ne nag rek moom lay naqarlu moo di ni lëkkaloo gi nga xam ni commune Sangalkam ak gu Mbambilor xëttaloo nañu ko ba dugg ci suuf soosu ba indi ci ay jafe-jafe Djibril Ndoye ci micro Babacar Seck. ak yeneen coopérative yi nga xamante ne yàlla dogal na may liggéey ak ñoom boobu ba léegi liggéey bu rafet bu yiw bu set bu sell laa sekk ak ñoom li nga xamante ne nag sekk naa ko ak ñoom si wàllu ay terrain dañu koo dox ba mu yegg fa mu war a yegg maanaam fañ ne jeex na muy lu jëm ci wàllu notification de bail terrain bi dem na commission yi nga xamante ne ni ñoo nekk au niveau de Rufisque domaine cadastre urbanisme fépp fu mu fi war a jaar na dem na ba CCO day joxe avis favorable receveur commencé génn notification de bail kenn ku ci nekk gis nga liste yi ñu ngi nii ñoom ñi di wax ak man ku si nekk am nga notification de bail boo xam ne signé par le receveur de domaine kon am naa yaakaar ne domaine moo am sañ-sañu jox nit suuf su jaar yoon si bu ko saytoo ba mu yegg fi mu war a yegg comme saytu na ko nag ba mu yegg fi nga xamante ne fa la war a yegg mu délivrer ñu kayit yi loolu gaw ma ne benn problème war na seen nekk li nu tëye nag lenn rek la mooy wàllu autorisation de lotir pour partenaires yi mën a jël seeni parcelle li nu bloqué nag man jaaxal na ma fi jaaxal tàmbalee ba fi jaaxalee ndax lépp ci wàllu administration la bloqué mais nag am na leneen lu si làqu diggante commune yi si dugg di def yoo xamante ne teguwul fenn te kenn amul sañ-sañu wax ak ñoom yéem na doomu aadama yi commune Sangalkam ak Mbambilor ñoo ñëw empiété wu terrain jàmbur.
ñu àddu jëmale ci lii di weeru koor wi ak taxawaayu jigéen ñi rawatina ci waañ yi dañuy ràññee ni daal ñoom jamono ji seen bool yi gën a rafet la ñuy génne naka noonu yi tamit ci wàllu togg gi daal dañ ci indi ay coppite indi ci ay recettes yu neex lool te bakkane ngir rek bégal njaboot gi ak seeni borom kër loolu nag ñu bari di ko rafetlu Aïssatou Kane Seydina Mbaye ñu ngi Fass ci benn salon de coiffure ci biir nag xumb loolu defarkatu bopp yi di liggéey kii di maquiller moom kese di marié ci biir salon bi nanguwul wax kenn ci ñoom di wuyoo Dieyna mu njee ñu xamal ni donte célibataire la bés yu mu dul liggéey day defar ay togg ngir bégal waa këram. mais damay gis des fois samay mag yiy sëy wala man mi sax des fois bu ma liggéeyul lundi damay dem sama kër damay taajal sama yaay ak samay rak ak samay doomu mag des fois nag ñu jël jambon fromage tegal leen des fois ñu defal leen soosu yàpp wala des fois ñu defal leen frite ak ay yu sew yooyu noonu daal voilà. des fois aussi ñu dugg ci réseaux sociaux yi xool yan recette moo nekk ci kii bi moom la ñu mën a defar. bu ñu jéggee tali bi ñu taseek benn soxna ak ndimbalu doomam kii di wuyoo neexu day jaay beñi juróom-ñeenti waxtu ci suba bu jotee ci lay tàmbali defar ndogu te it xeetu togg bu nekk da koy defar muy bu saf suukar mbaa xorom. weeru koor boo ci nekkee war ngaa xëy suba teel dressé sa table loo soxla génne ko say accessoire ak say yu baax yoo dencoon lépp génne raxas ba mu set tamuy teel génne say vaisselle def say yu baax loolu daal laay wax sama moromu jigéen ñi ndax weeru koor jéeg ji rekk ko moom loo ci def ren bu déwénee yàlla doo ko yokk kon loo ci def rek na doon lu baax te teel te neex te rafet loolu laa ci xam. def sa beignet à côté defal sa tuuti sur le plat def say yu neex yu saf xorom ak yu saf suukar yëpp day neex ci taabal ji. ñu fekk ko muy waxtaan ak ay xaritam Lamine Bey kontaan loolu ci xeetu togg yu soxnaam di defar day sax yàkkamte ñibbi. kontaan nañ loolu tamit ci xale jigéen ñi man moom vraiment dama yàkkamti sax heure bu jot ma daw si ñëw kër ga ndogu si waaw su ma ñëwee moom ñu ngi may taajal affaire yi du ma defar ba ma tere bien moom vraiment bëggu ma woon sax mu jeex bëggoon naa mu continuer waat ba ci kanam tuuti façon plat bu ne ndogu lii ñaari ndogu laay ndogu quoi su ma ndogoo après dog ak ndogu li nga xam ne mooy ndogu bu mag bi vraiment sama soxna moom mu ngi koy def ba mu baax quoi vraiment. defar togg yu neex te yomb moom la soxna yi taamu ci weeru koor bi. gàcci ngalaama jigéen ñi soxna ñi waañ wi tàng na lool waaye ñi ngi def lu mucc ayib ngir bégal seen borom kër ak seeni njaboot dañuy dem fële ci Mbuur ci wàllu politique responsable yi nga xam ne ñoom ñoo féetewoo ci nguur gi ñoom nag amaloon nañu fa ndaje mu mag ca Saly Portudal la nga xam ne daal moom la moo fa gën a fës moo di ni bokk ndey bokk baay di xàcceendoo di dóorandoo fas yéene nag gunge ki nga xam ne moo di seen leader ci élection présidentielle 2024 yi ñu déglu ci maître El Hadji Omar Youm ak Munta bés bu historique la boo xam ne tey tous les grands responsables de notre grande coalition se sont retrouvés dans le cadre d'une réunion boo xam ne nii réunion bu calme la réunion bu apaisée réunion bu bari jàmm mais réunion boo xam ne xol yëpp dañu làpp àndandoo pour dem ci benn objectif mooy d'abord wane ne ñun tey coalition grande majorité présidentielle 16 communes yi nekk ci département bi yëpp coalition boobu moo ko gagné te coalition boobu dafa bëgg gañewaat encore élection yi di ñëw incha allah te ci loolu la ñu taxaw moo tax réunion bi am solo réunion bi am na solo aussi solo boo xam ne gisoon ngeen ci fan yi ñu génn mu am ay jiixi jaaxa ak ay communication ak ay wax yoo xam ne xaw na sax jiital bu nekkul département de Mbour à plus forte raison les responsables qui sont des chefs de parti dans le cadre de la coalition la majorité présidentielle mais gis nañu tey que loolu fàtte nañ ko parce que rek amoon na peut-être seytaane buy dugg ci biir di indi ay wax yoo xam ne wax yu amul fulla la di indi ay noonoonte ci sunu biir heureusement que bi ñu toogee waxtaan loolu yëpp nekk na sunu ginnaaw moo tax tey ñu taxaw def réunion boo xam ne amul coow bi jël benn résolution boo xam ne dañ ko adopté à l'unanimité des personnes présentes pour magnifier notre soutien à l'endroit de monsieur le président de la République son excellence Macky Sall.
bàkk ba jib na tàggat yaram daal di door ñu fas yéene fego ak El Hadji Malick Diaw waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu tàggat yaram El Hadji Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Malick Thiandou. dañu koy doore ak taekwondo Sénégal nag moom moo war a amal fukkeel ak ñaareelu édition championnat d'Afrique de taekwondo senior ci mois de juin lay doon. ci mois de juin bi maanaam juróomi fan jëm juróom-benni fan foofee ca complexe sportif Dakar Arena bu Diamniadio. moom comité local d'organisation bi ni ki tey amaloon nañ li nga xam ne moom la ñuy wooye point de presse foofee ca stade Léopold Sédar Senghor ci noonu mun nañ ci teewlu kii di Balla Dieye di président fédération sénégalaise bu taekwondo. ñi ngi xaar lu toll ci 54 pays fi ñu toll nii 25 pays confirmé nañ seen ñëw compétition bi dina accueillir ay champions olympiques ay champions du monde ay champions d'Afrique parce que dafa am importance capitale ci ñoom. athlètes yooyu yëpp dañuy préparer les Jeux olympiques de Tokyo ci été bi te championnat d'Afrique fii au Sénégal 40 points la ça veut dire que athlètes yi nga xamante ni dañoo gagné championnat d'Afrique dinañ am 40 points sur le ranking mondial ak ranking olympique bi leen di permettre que ñu mieux classer pour mën a défendre seen dëkk ci Jeux olympiques yu Tokyo moo tax compétition bi am importance bu capitale pour ñoom. looloo tax fédération mondiale ñooy ñëw ak la fédération sénégalaise de taekwondo jàppale ko ci organisation bi parce que bëgguñu mu am benn faille parce que athlètes yooyu dañuy dem Tokyo looloo tax sama équipe ak man ñu ciy travailler pour mën a def compétition boobu comme nu mu waree. beneen bi mooy sur le plan organisationnel suñu comité d'organisation bi local bi jël na disposition yëpp parce que. dañuy respecter aussi parce que situation bi moo ko laaj muy situation Covid-19 mais dañuy togg protocole mooy ndigal yi nga xamante ni moom la suñu fédération mondiale wax ne noonu lañ ko war a toppee à la règle pour mën a organiser compétition yi correctement loolu sama équipe médicale bi ak équipe fédérale bi ñu ci taxaw bu baax a baax a baax athlètes yëpp ñu ngi leen di loger au niveau de Saly délégation yëpp Saly lañ leen di loger pour mën leen rallier sur Dakar Arena. ci wàllu rugby la ñuy daal di tàbbi fédération sénégalaise bu rugby daal di war a door nag jongante ci wàllu jigéen ñi ci li ñu tuddee rugby à 15 fukk ak juróom ñoom ñoo koy def. mu ngoog rugby à 15 fukk ak juróom ñoo koy def mel na ni loolu lay di épreuve bu bees buy daal di yokk ci li nga xam ne moo di rugby à 7 bi nga xam ne kon juróom ak ñaar ñoo koy daal di amal te fii ci Sénégal ñu noppi ci amal li nga xam ne moo di seenu preuve ci continent Afrique gi le rugby à 15 kon mel na ni responsable fédération yi jamono ji noppi nañ ci. taxawal ko te bëgg nañu li nga xam ne moo di boole ci li nga xam ne moo di population bi la yëpp ci noonu mun nañ ci ànd ak Sayku Seydi. mu nekkoon jongante bu njëkk rugby à 15 ci soxna yi fii ci Sénégal ñu amal ko dibéer gi ca camp militaire Bel-Air mu doon gulet goo xam ni soxna yi wane nañ ci seen bopp. franchement lu ma bett la parce que yaakaar na moom bu ñu ñëwee dinañ def li ñu def li parce que d'habitude attitude 7 bi moo nekk si ñun. pour man bu ñu ñëwee attitude 7 bi la ñuy wane mais franchement li ñu entraîné motu sax un mois. waaw ginnaaw bu ñu wonee xar kanam bu rafet Sénégal fépp ci Afrique ak rugby à 7 fédération sénégalaise bi fas yéene yaatal mbir yi ngir rek delluwaat ci continent bi de. ku wax rugby à 15 nag wax ni effectif bi day gën a yokk lu mu wuteel ak rugby à 7 lii dina tax ñu gën a wut ay joueuses yoo xam si dinañ gën a yëngatu ci rugby bi. plus fort. ne rugby Afrique dafa lancer benn compétition ci wàllu coupe rugby à 15 jigéen ñi donc dañoo bëgg a participer ci compétition boobu ndax ren rugby à 7 amul. mu doon ab épreuve bu bees ci soxna yi responsable yi jóg temb ngir rek promouvoir ko fii ci Sénégal. képp kuy rugby Dakar ñu fexe ba nga bokk ci benn zone ci 4 zones yi ñu définir à Dakar ba pare yemuñu foofu parce que gëm nañ ne rugby mën na développer ci région yi donc fexe nañ ba am ay pôle de développement lu ci mel ni Petite Côte ay Somone Saly Mbour yooyu noonu dañ former benn équipe bu ñu demee ba Thiès dëkk yi mel ni Anen Thiès dinañ former aussi ay équipe Casamance aussi ay dëkk yu mel ni Kafountine Ziguinchor ba jëm ci Moulomp dinañ créer benn équipe. bu ñu jógee ci loolu jéem a dem ci nord du Sénégal ay Louga Saint-Louis noonu pour mën a am benn équipe. lépp nag dafay jaar ci ab communication boo xamante ni daañu impliqué soxna yi.
simplement l'existence de ce sport. ñaari canal la ñuy wéyale suñu liggéey bu njëkk bi mooy communication maanaam fexe ba wan ni rugby bi mi ngi dox fii nga xam ne mooy Sénégal bi ci topp mooy sensibilisation parce que ñi nga xam ni ñooy tey jogante nañ buñ paree dañoo joxante loxo lii mooy fair play te lii moo ëmb lii di rugby. Serré dans les bras juste à la fin du match. rugby à 15 ci soxna yi nekk ab épreuve bu bees boo xamante ni responsable yi dolli nañ ko ci fédération sénégalaise bu rugby di ab épreuve boo xamante ni soxna yi bëgg nañ ko lool waaye tam ñu ngi woo seeni morom ñu daal di intégrer discipline bii de. bu ñu jógee ci rugby dañuy daal di tàbbi ci football Pape Malick daal di dem ba Europe xool suñu gaynde yi ñu def ak seen i équipe mu mel ni ñii ngi jooy ñii di ree ñi nekk ci guddi gi bër sëtu. mu ngoog mën nañu ko tàmbalee sax fi nga xamee ni moo di ca France ak Moussa Konaté ak Pape Cheikh Diop loolu lee mooy jooy yi ngay wax ndax ñoom ñi lee dañuy daal di ànd wàcc ci Ligue 2 ak seen équipe di Dijon. Ibrahima Niane ci boorom gannaaw ba mu toogee juróom benn weer li ko waral di blessure ni ki week-end yi la daal di amalaat li nga xam ne moo di ab match foofee ca France ca Angleterre kii nga xam ni moo di Ismaïla Sarr moom noppi na ci assuré Watford monté am ci li nga xam ni moo di Premier League gannaaw ba mu dugalee lii di fukk ak ñetteelu bi yom Mbaye Diagne ñett noppi na ci dugal bi ca Angleterre waaye kii di Sadio Mané ba tey ma ngay am ay jafe-jafe ànd ko clubam di Liverpool lépp mun nañ cee ànd ak Cheikh Diop. ni ñu ko defee ay bés bu ne réewum France la ñuy tàmbalee wax ci jaloorey gaynde Sénégal Metz daa daanu ci digganteem ak Paris Saint-Germain bi la yoon Idrissa Gana Gueye ak Abdoul Ahad Diallo ñoom bokkuñu ci ñetti bal ci benn lañ ko daan jogante boobee Pape Matar Sarr bokkoon na ci ba ñuy tàmbali Papa Ndiaga yaata dugg na ci ñaareelu pàcc bi waaye liñ ci gën a nemmeeku mooy Ibrahima Niane mi ñëwaat ci jogante yi gannaaw ba mu toogee lu toll ci juróom benn weer jogantewul ndax ay gaañu ay sent ci nag Pape Abou Cissé ñoom dañoo daanu seen dëkk Brest moo leen dóor ñaari bal ci benn Habib Diallo bokkoon na ci ba ñuy tàmbali waaye Strasbourg daan nërmeelu ci digganteem ak Nantes ñaari bal ci benn ñu am ay jafe-jafe ci wàllu koppar ci terrain bi it am nañ fay jafe-jafe ñoom Girondins de Bordeaux yi Youssouf Sabaly ak ñooñam dañoo demoon fekki Lorient waaye ñeenti bal ci benn lañ leen dóor Reims moo doon jogante ak Marseille loolee sax ñu nemmee ko fa ñaareel bi yoon moom Dion Lopy muy bokk ci 11 yi nga xam ne ñooy tàmbali ba tax na sax ñi faree foofu ci supporters yi moom la ñu jàpp ni moo fa gën a ràññeetlu Sidi Sarr ak Moussa Koné bokkoon nañ ci jogante bi ni mu doon amal ci seen digganteeg Lens waaye dafa nërmeelu ñaari bal ci benn ci booram moom Alfred Gomis ak Rennes ñoo daan Dijon juróomi bal ci benn defet boobee sax tax na Moussa Koné ak Pape Cheikh Diop ànd ak Dijon rek dellu ci deuxième division bi Angleterre foofee Sadio Mané ba tey ak Liverpool ci ay jafe-jafe la ñu nekk ay bés bii dañoo témboo ak Newcastle ku nekk dugal sa morom benn biit tax na sax Jurgen Klopp ak ñi mu àndal ñu ngi leen di critiquer fu nekk Chelsea ak Edouard Mendy moom kenn critiqué wu leen ndax dañoo dem fekk West Ham mi ñu dendal daan ko benn bal ci dara Mbaye Diagne dugal na ci Villa Park waaye Aston Villa ak West Brom dañoo témboo ku nekk dugal sa morom ñaari biit li ñu gën a jàpp ci ay bés bi bokk na ci Ismaïla Sarr dina ñëwaat ci première division bi mel na at rek gannaaw ba Watford jógee bi la yoon am nañu seen ticket gannaaw ba ñu amee ndam ci seen digganteeg Millwall daan ko benn bal ci dara bit bi sax Ismaïla Sarr moo ko dugal am na lu toll ci fukki bit ak ñaar ci saison bi ak ñeenti pass yoo xam ni joxe na ko ñu dugal la Italie foofee Keita Diawabale bokkoon na ci jogante bi yëpp waaye terewul Sampdoria nërmelu ci digganteem ak Sassuolo benn bal ci dara Pays-Bas ngir jeexal Ibrahima Balde bokk na ci jogante bi nga xam ne moo taxoon ci diggante Feyenoord Rotterdam ak Vitesse Arnhem waaye dañoo témbu kenn dugal sa morom dara. dañu koy doore dañuy koy jeexale ak li nga xam ne moo di Ligue des Champions coupe bi ci nopp yu rëy yi mu mel ni que fi mu toll nii nag talaata ak àllarba ay demi-finale yu saf sàpp lañ nar a am. mu ngoog ñu koy woowee dernière ligne droite ci li nga xam ne moo di Ligue des Champions bi ndax daañu amal lii di demi-finale yi ni ki ëllëg lañ koy daal di tàmbali bu 19h jotee Real Madrid nar a jongante ak ki nga xam ne moom moo di Chelsea Real ba tey nekk en course ci championnat bi ci fàttali ci digganteem ak Atlético Madrid ak ki nga xam ne moo di FC Barcelone ñoom ñi la yëpp dellu si waat ci kawam Chelsea moom it ci championnat ba tey di wëyal utu qualification Ligue des Champions ñoom ñi la kon ñooy daal di tijji li nga xam ne moo di baalu demi-finale gi ni ki mercredi ñu tëj phase aller yi ci diggante Paris Saint-Germain moom it kii di Lille wala Monaco dabu ko bu baax ci li nga xam ne moo di championnat bi ak di nar a daral ki nga xam ne moo di Manchester City moom mi nga xam ne daanaka tëj na championnat bi ndax ma nga jiitu poñ yu bëri ki nga xam ne ni moom moo nekk ci ñaareelu place bi di Leicester kon nag ñoom ñaar ñi ñoom ñaar demi-finale yi ñooy tijji li nga xam ne moo di phase aller yi ni ki mardi ak mercredi ñu amal li nga xam ne moo di manche retour yi le 4 ak le 5 mai.
jërëjëf kon nag xibaar yi daal dinay buur fii la ñuy yëkkatee jotaay bi di leen jox dig daje incha allah ëllëg ci waxtu wi ci yeneen xibaaru marax dañuy daal di dem ca geneen wàll ga jox Cheikh Assane Fall mu daal di wéyal ginnaaw bu ñu gërëmee Ablaye Ndiaye ak Modou Diouf doomu xinin ak Moustapha Gabar Diop ñi fexe ba lépp yéwén ba ñu mën leen a jottali xibaar yu leer.